asalaamaaleykum yéen ñi nga xam yéen a safoo di seetaan seen chaîne Khass TV ñi fiy dalal tey imam Mouhamadou Kanté di imam mosquée Point E nga xamante ni ku ñu ràññee la ci dëkk bi actualité bu nekk mu koy topp ba mu sës imam ñi ngi lay nuyu di la dal jàmm fii si Khass TV. maa ngi nuyu waa Khass TV yëpp ak ñëpp ñu leen di seetaan. imam laaj bu njëkk bi tey dañoo xëyee gis UNESCO jël benn programme ñu ne sax daf koy def ci wàllum éducation ndaw yi ci école yi moo jëm si wàllum jàngalaate nu ñuy sëyee ci école yi imam lu ciy sa gis-gis. loolu njaaxum bu rëy la mais képp kuy topp dossier boobu ku mel ni man ak ñeneen ci at yi yëpp di nga xam ni du lu war a bett du mbetteel parce que mën nga wax ni depuis les années 2005 agenda wu lu ñu mën a tuddee LGBT mi ngi dox ci àddina bi ak doole ci wàllu yëpp ci wàllu sport ci artistes yi ci wàllu ONG yi gis nañ fi Oxfam li mu fi defoon ci wàllu artistes yi itam gis nañ ba ma fi jàppanteeg Wally Seck naan ko moytul nekk jaarukaayu gaay yi ak li ci topp yëpp gis nga léegi way bëri woon na parce que voilà mi ngi nii kon léegi nit ñi mooy li ma la wax imaam dafa bëri wax am na koo xam ne imaam soos bu nekk mu dugg ci amul lu ñu ma waxul sax da nga demoon sax ba wéet ci combat bi daanaka bu baax waaw parce que ñaar am na ci soit parce que justement comprendre uñu enjeu bi ki gën a sonn mooy boo njëkkee comprendre nit ñi rek di nga sonn waaw boo njëkkee comprendre nit ñi foog nga sonn gars yi après la ñuy comprendre voilà avant boobu nag lu ne lañ lay wax ñoom après jéggalu yi imaam nga baal ma j'avais pas compris loolu en pagaille ci message yi may jot boobu li nga gisoon voilà boobu booy topp dossier yi di ko topp di nga xam ni lii agenda la international tey ji pays européen yëpp nii groupe yii dañ fa am doole tey ji même président yi sax ñamewuñu leen même Trump bi ngay gis ne mi ngi doon xeex ak ñoom mais gis nga ñii nar a ñëw nii ñoom agenda boobu lañ gëm ah oui oui Biden ak équipe am ñoom agenda boobu lañ gëm Biden bi équipe bu Obama la Obama gis nga bi mu fi ñëwee fu ngeen ci toll la ñu wax suñu président ne ko teel na may leen ñu voilà kon ku topp affaire bi da nga ko gis Oxfam gis nga li mu essayé bind benn circulaire na ñëpp nañu kii man temps yi am na benn jigéen boo xam ne maa ko doon jàngat alxuraan fii Dakar mi ngi Maroc mais temps yi dafa jékki-jékki rek woo ma ne ma man de dama xaw a jaaxle ma ne ko lu tax mu ne ma dañ ñu yónnee benn circulaire ci fa muy liggéeyee wax leen ne ku nekk na wax lan mooy orientation sexuelle am ma ne ko loolu ki seen yoon ak yéen seen liggéey ma ne ko gis nga mu ne ma nag dama ko gis rek sama xel na yar ci yow mu woo ma ma ne ko gis nga kon li ñuy wax ni ngeen yaakaar ni wax ju bëri la ak dugg soos bu nekk léegi ni mi ngi nii ñoom fi nekk ni ñoom ñu ngi dugg suñu soos waaw kon nag léegi programme pour man UNESCO bi dafa ànd rek ci programme mondial boobu nga xam ne depuis ONU ba ci institution internationale yëpp fi mu nekk nii daanaka boo bëggee am jàmm ak ñoom foog nga wax leen foo toll ci doxal lii loolu la kon UNESCO daf ci joué wàllam rek parce que ñoo nekk ci côté UNESCO ñoo nekk ci côté éducation mais banque mondiale ak yeneen institution yëpp FUNIAP mooy organisation mondiale des femmes mi ngi fii Dakar UNICEF ak chancellerie yi Canada États-Unis France boo demee tey par exemple association des juristes des femmes juristes nga xam ne temps yëpp maa ngi xool ak ñoom ci affaire avortement demal nga xool ñu leen di financé di nga xam ne kon c'est un programme mondial qui est là maa duñ ne ba ay jamono bu ñu soxla yenn financement yi faw ñu kay fa lañ jëm conditionnalité lay doon ni mu nekkee ay temps conditionnalité démocratie depuis Mitterrand noonu lay doon day nekk ay conditionnalité gisoo léegi sax kuy xeex bu ñu waxee nga ne Sénégal na signé convention yi mu signé convention de par exemple avortement bi nu mu tuddati encore pays africain boobu donc day voilà convention de donc dana dem ba nga xam ni loo bëgg a doxal ci sa réew dañ koy def kon ONU ci boppam ONU def nañ benn message di rappeler pays yi Sénégal en particulier que ni na gën a def effort ci wàllu la loi sur mu ngoog sur les homosexuels et cetera donc dinañ dem ba nga xam ni ñi am doole États-Unis par exemple Union européenne ak seen coopération day nekk conditionnalité que nga prouver ni yaa ngi avancé loo dossier boobu kooku moom c'est clair. est-ce que imam te tey fi nekk nii mi ngi dox tey financement Canada par exemple Trump bi mu ñëwee ne man affaire avortement yi affaire kii yëpp lan du ma ci defati xaalis Canada moo ñëw dolli ay fonds parce que ñoom et cetera et donc chancellerie européenne yi de façon générale agenda boobu ñoom dañ koy topp jox ko yitte suñu parlementaires yi nii gis nga bii nii xam nga dafa feeñ parlementaires yi suñu députés yi ak yeneen yoo xam ni ñooy représenté suñu réew buñ la waxoon ci yi ñu leen di woo yëpp kon dëkk bi toj est-ce que imam da nga pare ngeen tey pour wàccaat si terrain bi si mbedd bi comme ni ngeen ko baax a def si bu ngeen daan dénoncer yenn yu mel
ci coow li ngir a xamante ni dinañu mën a dakkal projet bi nga xamante waa UNESCO am nañ ko. waaw ñu ngi ciy waxtaan ni pour seet nuñ koy defee dafa war a nekk nag benn jóg boo xam ni. buñ ko jógee rek waxuma la UNESCO boo seetee ba seet ñun dañu faa toogal rek. ne ñooñu fa toogal. ñi ñu fa toogal mooy suñu président. ak koo xam ni moom la désigné. mooy suñu ministre de l'éducation nationale. fi mu nekk nii moo ñu fa toogal. wala ku mu fa yónni kon ñun ñoom la ñu war a laaj suñu président. ak suñu ministre de l'éducation nationale la ñu war a laaj lii ngeen di def nii lan la. lan ngeen bëgg a valider. mais du UNESCO benn institution la boo xam ne ñëpp dañu fay daje di waxtaan defar programme. kon nag léegi te lay atelier bi ministre de l'éducation nationale ci boppam ma nga foon kon moo ko présider. kon du ñàkk di interpellé kii di Souleymane Jules Diop nga xamante ni moom moo ñu fa toogal daanaka. waaw mu ngoog voilà mu ngoog man nañ ko laaj moom it mu ngoog voilà donc ñooñu te ñu fexe ñoom tam nekk gor bañ a daw question bi. parce que quand même question boo xam ne man loolu daf ma jaaxal trop. question boo xam ne yow da nga représenter sa dëkk. ñu poser la question ci loo xam ne dafa war a dox ci sa dëkk nga naan ay du ma wuyoo maa bañ ak woowaat leen maag di fay portable mais koo représenté kon sa bopp rek nga représenté. te lépp loo xam ni am nga fa ci moyen wala ci salaire c'est l'argent public. donc question boobu dañ ko war a poser. léegi su ko defee dinañ jógaat incha allahu taala te man ni ma ko xalaatee sax dama ni xam nga bu yàggul def nañ fi rassemblement bu am solo ci wàllu défendre le prophète. par rapport à caricature. xam nga amoon na solo. logiquement. su fekkee ne da yonent sa salaam jaral na la nga jóg def rassemblement lii tam war na la ko jaral parce que maanaam yonent bi moom jàngal nañu ba dem. mais nag jëmmam dañ ko war a wormaal même bu fi nekkul. léegi nag mais kon la mu jàngale aussi. la ko nar a màbb dañoo war a jóg. parce que soo nee léegi man yonent bi saa sallam boo ko caricaturé sax ma jóg. léegi nag soo bëggee nag màbb la mu jàngale nag kon te war ngaa jóg. mais ñi nga xam ne ñoom lañ dénk daanaka diine gi ci réew mi muy kilifa diine yi mag yi. am parce que yéen peut-être yéen da ngeen di jàngale. waaw mais am na ñoo xam ne dañoo taxaw pour sàmm diine gi. waaw tax duñu wax. ñoom ñoo am responsabilité. seen diggante ak seen borom. ak askan bi jullit yi. te combat bi. du rek sax kilifa diine l'islam yi même église. ñoo bokk combat bi parce que les valeurs morales yi ñu bëgg préserver. ak agenda LGBT bi ni mu bëggee màbb famille. jëkkër jabar doom. ak xeex lépp loo xam ni njaaloo la ak yu ni mel. mais loolu ñun ak église ñoo ko bokk moo nekk ci tawraat moo nekk ci linjil. moo nekk ci alquran kon moo tax man même j'appelle à une alliance islamo-chrétienne. ci xeex bi. voilà parce que ñoo bokk valeur yooyu. su ko defee ak tam sax ñi nga xam ne sax duñu chrétien duñu musulman. nekk Sénégal te ñoom jàpp ne lii lu ñaaw la. loolu tam am na te xëy na sax ñoom duñu sax gëmuñu sax benn ci ñaari religion yi. ci ñaari pas-pas yi donc nañu def benn mobilisation. contre ça léegi nag kilifa diine yi bien sûr. lu ñu woote ñëpp dinañ ci wuy si. léegi nag il faut que ñu gën a waxtaan ak ñoom. jox leen information bi staff bi leen jege. man souvent ñooñu sax laay gën a wax que sëriñ si. parce que sëriñ si dañ leen di jox ay information yow imagine le khalife général tu penses que tout le temps mi ngi topp les informations au quotidien comme ñun ñi mais par contre staffam ñi nga xam ne ñoo leen topp te léegi amuñu lay parce que xam nga lu tax tey jii xalifa boo jël am na benn genre kii ni ñu koy waxee benn comité scientifique boo xam ne c'est des jeunes intellectuels mu Tiwaawoon muy Tuubaa muy feneen mais est-ce que yéen ñooñu amul lu leen échappé ci luy xew ci dëkk. est-ce que du ngeen jiital dialogue balaa ngeen wàcc ci mbedd bi ngeen def benn délégation de 5-6 personnes dem seeti rek kilifa diine maam Limaamu Laay Touba Tivaouane Ndiassane ku nekk nga seet pour informer leen balaa ngeen ni jël benn ñu ngi ci de loolu ñu ngi ci li ma lay wax nii waaw ñu ngi ci bu baax sax waaw am na yoo xam ne duñu ko wax ci presse bi di sax mais ñu ngi ci dëgg la imam am nga ay ambition def politique ci réew mi pourquoi pas man daal li ma intéressé mooy que intérêt général lu baax ci réew mi ak luy gën a dëgëral l'islam parce que dama jàpp ne l'islam lu baax rek lay indi réew mi fu ñu ko mën a jaaree rek baax na bu mënee jaar par un mouvement citoyen baax na bu dee foog mu jaar par un mouvement politique kon tam ma jaar fa donc voilà exclure ma benn possibilité ci lépp loo xam ne rek yiiw na rafet na te njëriñu doomu aadama yi nekk na ci dem ba nekk ak alliance ak yenn ci ay parti politique ci réew mi nag exclure ma ci dara l'essentiel day nekk lu ñuy xaatim ci lu leer daal ne lii ak lii lañ juboo ne réew mi fii ak fii lañ ko war a jëmee waaw ñu xaatim ko mu leer bu ko defee buñ demee ba ci digg comme nga baal ma nag mais xam nga war dafa bëri ci réew mi bu war na rey am ñu ne kaay ñu seetaat fii lii lañ waxoon lii lañ waxoon pourtant war boobu doon nañ la ko jiin jamono yi ngay bokk aar lu ñu bokk jékki-jékki rek ñun imam daf ñoo trahir dañ kaa jënd dañu ñëwal si génn boobu waaw non génn bi man jomm naa fi mu nekk nii ñu may jënd parce que su ma bëggoon ñu jënd ma sax kon damay cherlu parce que fi mu nekk nii bëri na koo xam ni mi ngi tey ci nguur gi am lu ñu tuddee ay privilèges wala ay poste
te ëpp ma làmmiñ ëpp ma ay pexe donc su ngeen gisee ma nekk nii ba tey xëy na kon dafa am loo xam ne dama koo nanguwul dama koo jomm loolu la daal mais ba ma nekkee aar li nu bokk tamit am na lu ma gisee woon ne liggéey bi noonu la waroon demee tant que ñu ngi woon juboo ci loolu gis ngeen ne ma ci àndee woon ba ñu demee ba ci biir nag ma gis ne ñu ngi bëgg a wàcc yoon bi nga xam ni jàpp naa ni mooy yoon bi gën a baax bi gën a jub pour liggéey boobu am moo doon lan faire en sorte que la gouvernance des ressources naturelles tegu ci justice tegu ci transparence pour man loolu moo doon objectif bi ba ma demee ba gis ne am na ay xëccoo ak ñàkk déggoo yoo xam ne jubootuma ma jéem ko jubanti ci biir ñu wan ma ni dégg nañ li nga wax mais ñii la ñuy def ñun nii la ñuy def boobu laa ne kon xaaral ma bàyyi leen ma seeti leneen ba ci kanam nga continuer combat solitaire mais amul kenn ci nguur geeg yooyu koo xam ni daf ma woo naan ma kaay ma jox la lii wala noppil wala xëbal ma wala dig ma dara amul kenn ci nguur gi dëgg la te bu amoon ñoom ñu wax ko parce que da leen di arrangé ñu wan nit ñi ne gis ngeen gars yi dañuy wax rek mais suñ leen diggee dara ñu bàyyi kon loolu su amoon ñu wax ko 2020 mi ngi jeex Imam lan moo la gën a marqué ci année bi li ma gën a marqué ci 2020 bi non xam nga année bi nag li gën a marqué ñëpp mooy Covid bi ndeysaan kilifa yu bëri faatu nañ ci donte woon nag ci kanamu dee moom ñëpp a yem amul kilifa ak ku dul kilifa ñëpp a yem li am solo mooy nit ku baax doon jéem a baaxal dundam te nam ko doon baaxalee mooy rawatina askanam mu dem fee jëmbat lu baax ba nga xam ne su demee loolu nekk meññeent kon man pour man kooku laay tuddee kilifa de nit mën nañ ko tuddee fii kilifa ba pare nga seet ay mbiram gis ne daal li mu jëriñ réew mi sax amul solo yëfu boppam la doon dox waaw mais man kilifa pour man mooy koo xam ni doon na bàyyi xel l'intérêt général ci réew mi loolu dina jafe de voilà léegi nag kon seen bopp rek waaw mais léegi fu nekk ni jeunes yi nañ jël seen responsabilité à partir de maintenant bu ñu bàyyi kenn seen bopp wala boog ku ñu dénk seen bopp rek na nekk ne seet nañ ko ba xam ni kii jar naa wóolu ba xam ni kii dana dox loo xam ni njëriñu askan bi moo ci nekk am na solo président fan yi def benn sortie ci week-end bi ñëpp ñu bëri rafetlu ko mais yow rek mu mel da nga koy ŋàññi ci doxantu bi nga xam doon na ko def pour xool dëkk bi nu mu mel embouteillage ak bouchon yi ñu bëri nee nañ pourtant c'est une bonne campagne de com waaw man de dama ko ŋàññi ci contexte bi lu tax parce que fi mu nekk nii dafa am lu xew lu metti loolu ci askan bi loo xam ne bu xewoon tey ci pays européen président bi ne ñoo ko daw dem fa parce que ay bakkan yu rot tey jii par exemple pêcheurs yi amoon nañu bëri ñu fi rot seen bakkan rot seen njaboot ci gox yu bëri ak tam benn feebar dugg leen gisuma président dem wàcc fa ay centaines de personnes du ay benn ñaari nit du dëgg gis nañ fii ba fi may wax ak yow nii safara baa ngi tàkk ba tey foofu ci Gajaga am na fa sax benn tubaab bu ci faatu ak villageois yoo xam ne bi ñu leen wanee télé nga xam ne ñi jaaxle nañ ils sont à xaw ma 2 kilomètres foofu di tàkk ma dégg ay experts ñu naan safara bi fayagul mais lu mel noonu su amee mais gisuma ni contexte boobu moom ay conseils war nañ ko mën a conseiller naan fi mu nekk nii muy doxantu ay embouteillage fi mu nekk nii loolu du jóg Sénégal mooy Bamba Mouride la waaw kon loolu pour man quelle est la signification balade boobu gisuma signification sur le plan communication au contraire c'est raté parce que signification bu nekk contexte am la laaj mais par contre tey jii bu ne woon cëpp wàcc fajar mu wàcc Gajaga xoolal bu daa fekk élection nekkul février rek voilà mais nag en même temps nit ñi tamit nañ xam ne kon ñi nga xam ne ñoom kon élection rek lañ jàpp ne mooy seen rendez-vous askan bi kon tam nañ leen bàyyi xel ñu bàyyi leen xel Imam l'homme de l'année 2020 koo ko doon jox l'homme de l'année xam nga man keroog am na ku ma ko laaj ma ne ko affaire l'homme de l'année dafa compliqué parce que année c'est quand même des jours des semaines des mois est-ce que am na koo xam ne rek mën nga wax ne kii moo ràññeeku ci année bi bàyyi ñeneen ñi am naa ci tuuti kersa daal ci wax ne kii rek mooy l'homme de l'année en plus ma ne leen pourquoi rek l'homme de l'année ça peut être l'homme de l'année la femme de l'année le jeune de l'année voilà yooyu ñëpp ou bien l'organisation de l'année kon ñu si mën a jox la ñu jël voilà bon je sais pas par exemple professeur Seydi gis naa ni xam na liggéeyam taxaw na ci kéem kattanam donc bokk na ci ñi ñu war a sargal ci année bi tamit kilifa diine itam war nañ leen sargal ci année bi parce que boo xoolee Covid bi wax nañ nit ñi ñu moytu nangam ak nangam boo xoolee tamit ci wàllu caricature yi gis naa ni kooku naw naa ko ci li mu delloo médaille am Cheikh Tidiane Wane am lu benn médaille France jox la ko nga delloo ko ne ko comme yow da ngay ñaawal deru sama yonent bëggatuma kooku tamit
naw naa ko donc mooy li ma la wax ak ñeneen ak ñoo xam ni artisans yi inventé ay respirateurs et cetera donc voilà mi ngi am na noonu. solo ñu bàyyi la nga tàggoo waa maa ngi leen di nuyu waa Khass TV Khass TV di leen wax voilà je reste à votre disposition et voilà yal na yàlla def tawfiq. voilà jërëjëf mu nekkoon imam Mouhamadou Makhtar Kanté moom la ñu doon dalal fii ci Khass TV di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen kan jërë ngeen jëf